ملكية حلى آدمي خلفة ملكية متى أدركت. bon salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di leen baalu àq di leen baalu àq di jiital ci nuyoo monsieur le maire ak conseil municipal yi fi toog yëpp ak kilifa yi fi toog yëpp. bon maa ngi tudd Gora Diagne membre commission domaniale président commission énergie yàlla dogal ñu bokk ci conseil municipal bi am ay quelques éclaircissements yu ñu war a def ci li xew di jéggulu nag ci kàddu yi ñuy teg ci kaw kàddu monsieur le maire. J'espère que dafa am ay tuuma yu ñu teg ñun ci municipal bi ci tuuma yooyu dara lalu ko lu dul politique nag comme ni ko maire waxee léegi rek bu ñu ci tolloo dafa am moment boo xam bu ñu tolloo ci liggéey dañu war a liggéey te bu ñu tolloo ci wut dagaan baatu askan wi ñu dagaan baatu askan wi parce que soo xoolee ci li ñuy wax ci médias yi wax ko ci réseaux sociaux yi tuumaal ñu ci ay 72 ou 79 délibération yoo xamante ni nii yu ñu def la ci foncier mais depuis mois de février 2020 jusqu'à nos jours amuñu benn délibération yooyu dajaloo fi loolu moo tax délibération yi àgg ci taux boobu te ci délibération yooyu amul benn délibération boo xamante ni tey jii suuf soo suñu délibéré maire ñoo ko moom di suuf sul maire bi jël affecté ko kenn la suuf soosu yëpp donte domaine national la di compétence transférée suuf soosu ay am na ñu ko waroon yëkkati ko joxaat ko ñeneen séddee leen ko ci délibération yi ci loolu la jëm leneen la ca des mooy loo xamante ni nii ay jàkka yu ñu délibéré ak ay lotissement alignement yoo xamante ni nii ay askan ñoo dëkk ci dëkk ba xajatuñ ca dëkk ba ñu demandé pour ñu defal leen alignement pour yokk seenu dëkk te ñooñu taxaw tey di wax ni problème de délibération ak ku dem ci dëkk ku fa ñëw di dagg kër wutal yet ñooñu tey am nañ kër ci ay parcelles Thiénaba am nañ ay parcelles Kayré àll lan moo leen ko may seen poste mayu leen ko parce que lan la doonoon nañ fi conseil ruraux ci moment booba ñu doon deuxième vice-président ci premier vice-président ci communauté rurale bi loolu moo leen ko joxoon ñu ngi souligner tey jii ay acte ay acte yoo xamante ni nii ay passage morcellement la yoo xamante ni nii tey jii nee nañ amul ñaari tampon benn cachet moo ci nekk muy cachet monsieur le maire mais damay wax ni président conseil rural bi fi nekkoon muy Talla Seck muy Abdou Gningue ban acte lañ fi def boo xamante ni dafa am ñaari cachet sous préfet bu approbation sous préfet ak cachet président communauté rurale amu fi ndax la tax amu fi ñaari projet de lotissement moo amagun ci commune Thiénaba yoo xamante ni dafay am autorisation de lotir benn bi pare na benn bi mi ngi en cours parce que ay question yoo xamante ni yéen journalistes yi sax donte yëg ngeen ko wax nañ leen ko yoo xamante ni xëy na dina egsi ci ñun te ñun egsi na ci ñun te ñun askan wi lañ fi nekkal parce que askan wi ñoo fal monsieur le maire ñun ñoo ñu fal ñuy ay conseil municipal am na loo xamante ni nag dañuy lëre seen bopp ci seen i bopp yooyu pour dugal ci ñoom leneen mais amul lenn lu ñu fi def lu lëndëm loo xamante ni mënuñu toog leeral ko askan wi ba mu leer te loolu mooy suñu rôle parce que projet bu Kër Malamine Ndiaye projet de lotissement la mu jàll commission avant muy jàll commission président le chef de village bind na demande soumettre ko le maire soumettre ko conseil municipal bi voté ko sous-préfet attribué ko ñu wut un promoteur jox ko fenn foo xamante ni nii plan ba war na faa dem na fa plan bi jëkk na dem ñu corriger ko indiwaat ko bi ñu ko indiwaatee muy service yi nga xamante ni mooy service compétent yi mu war a jaar lu mel ni cadastre ay domaine Sénélec ba 12 comme service yi nga xamante ni kenn ku ci ne war nga cee contribuer fu mu ci war a jaar na fa keroog muy jàll commission man mi maa siégé ji woon ak sous-préfet préfet département gouverneur service technique yépp ñu joxe seen avis ñu jàllale ko mu dem ba ministère autorisation de lotir ñëw ñu waroon tey jii def loo xamante ni nii mooy dispersing bi mais li nga xamante ni mooy promoteurs yi am nañ ca wàll borom tool yi am nañ ca wàll foofu lañ ca yem kon loolu luñ ciy wax naan lii amu fa beneen projet de lotissement bi mi ngi en cours génnagul su génnee ñi ko war a xam dinañ ko xam tey beneen bi ci des mooy
am na ay nit yoo xamante ni nii dañoo bokkoon ci conseil rural bi fi nekkoon tey jii ñu génn ay këyit ñu ñëw ni lotissement bi nga xamante ni nii mooy Thiénaba Gare fa mu commencé woon ba fa mu yem am loo xamante ni dañ ko cee dolli te bokkul woon ci lotissement bi fi nekkoon muy lotissement Talla Seck fa mu yemoon kenn ku nekk xam na ni borno bi ma nga fi te boo demee daaray Oustaz Diagne foofa la yemoon alignement bi lotissement bi foofa la yemoon ñu jël yeneen kër dolli ko ca te tey jii amul kenn ku mën a génn plan boobu ci communauté rurale bi maire bi ñuy def passation de service kenn jox ko loo xamante ni ay nit ñoo dem génne ko wut xaw ma nu ñu def ba wut ay kayit joxe ko ay nit ñooñee tey jii ñu ñëw commencé fa ay travaux maire arrêté leen man maa fa dem en tant que représentant commission domaniale maire yabal ñu dem arrêté ñooña mais tey jii ñi leen jox kër yooyu dugg nañ ni guta parce que lañ leen jox valableul bokkul ci loo xamante ni bi maire bi moo ko joxe soo ñëwee ci maire bi doo fa gis plan kon loolu c'est illégal ñoom ña ko def nag ñoom la concerné ña moomoon tër yooyu nañ dem toppi leen am na sànq point boo xamante ni wax nañ ko ci wàllu commission bi nga xamante ni ñun moom la ñu dénkoon parce que commission bi nga xamante ni moom la maire tànnoon ñu doon muy commission d'enquête bi dekkoon ci carrière bi Adama Diop moo doon président bi c'est le président commission finance man may président man ma bokkoon ci Ndiaga Dieng bokkoon ci te kenn ku nekk xam na ni Ndiaga Dieng àndut ak maire bokkul ci camp maire c'est un opposant ak Amadou Dieng ci la bokkoon Fama Ndiaye le deuxième adjoint au maire ci la bokkoon Amadou Diop Mamadou Diop Poulo ci la bokkoon ñooñu ñoo nekkoon tey ay enquêteurs yoo xamante ni yàlla dogal la ñu demoon ci carrière bi doon liggéey mais dafa am loo xamante ni faw ñu leeral ko nit ñi gis nga carrière bi 11 jours yi ñu 15 jours yi ñu fa liggéey ñu génn ci ñaari samedi ak ñaari dimanche muy 11 jours lañ fa jot a récolté ci wàllu xaalis lañ fa génne nga xamante ni ka fa nekk tey prévisoirement muy collecteur bi moom la liggéey ñu ànd ak moom accompagner ko loola tey soo demoon ba génne ko xool ko dem na ci 1,156,000 francs mais loolu am na benn période boo xamante ni bi ñuy dem ci foofa moo doon période bi nga xamante ni dañoo nekkoon ci grève gros porteurs yi toog nañ fi plus de j'espère que 15 jours yoo xamante ni liggéeyuñu bi ñu reprendre chantier yi li fi nekkoon ci liggéey bu ñu waroon a liggéey bari na gros ñëpp ñëw songu carrière bi liggéey ba loolu moo tax mu demee noonu mais tey actuellement nii soo demoon tey jii la nga xamante ni moo fay génn par jour jéemul bay xañ loolu parce que la tax mooy affaire yi stable na te ci biir loolu tey jii ki nga xamante ni moo doon Mouhamadan Ngom nga xamante ni moom moo doon collecteur bi Mouhamadan Ngom li mu doon liggéeyee mooy tey ci lim ñu expliqué da ngay dem trésor public ñu jox la bloc boo xamante ni nii moom mooy droit de stationnement bloc de 250 000 ñu jox la nga jaay soo jaayee ba pare nga dem verser boo verser ñu joxaat la beneen kon système boobu la ñu doon liggéey mais tey jii la ñuy wax naan comme par exemple détournement la ci foofu comme li ñu ko laajee woon monsieur le maire dafa am lu ñuy liggéeyee ñoom collecteurs yi ak waa trésor da ngay dem ñu jox la quittance nga ñëw jaay soo jaayee ba pare nga verser xaalis bi ñu joxaat la leneen moom ci biir enquête bi leer na que ni moom li enquête bi révélé mooy que moom mënul woon doon toog foofu di assister chaque jour ci place am kon la nga xamante ni moo ko dal foofu la tukkee mooy lan moom wax na ni doonu woon ñëw am na keneen ku mu fa doon bàyyi keneen ku mu fa doon bàyyi nag du maire moo ko fa tegoon maire kam fa tegoon mooy Mouhamadan Ngom te loolu moom leer wax na ko waa village ba wax nañu ko chauffeur yi wax nañu ko kam fa bàyyi woon wax nañu ko ba ñu demee bañ ko laajee daf ni moom à tout moment moom moo fi doon nekk du fi nekk mais problème nag kon mooy moom mi nga xamante ni moom lañ si moo amoon contrat ak maire bi maire jël ko teg ko fa sàggana na liggéeyam ba la waroon ca liggéeyam defu ko parce que la mu jël trésor public xëy na versé na ko fa waaye la mu fa jëlul versé wu ko la mu fa jëlul loolu liggéeyu ko kon dama bëgg mu leer ci boppu nit ñi que ni tey jii chiffre yi ñu joxe ni loolu tey jii maire jël na ko ku wax maire da nga koo bëgg a tooñ parce que maire du moom moo nekkoon ca mairie ba collecteur la wutoon teg ko fa collecteur boobu ñàkk a respecté liggéeyam moo tax li xew-xew ndax lan nit ki bu ñu la tegee ci bërëb da nga faa war di toog à tout moment di la ngay liggéey mu mën a leer ba bu ëllëgee bu ñu la laajee nga mën a wax mais moom ñun enquêteurs yi bi ñu toogee moom laaj ko moom moo ni moom mun doowu fa toog xëy na nag la tax daawu fa toog moom moo ko xam. léegi quittance yooyu naka lay doxee xanaa du am transparence. quittance na muy doxee tey jii boo gisee ñu la fa nekk ñu mën koo génne mooy
oto yi ba ñu laajee ki nga xamante ni daan moom moo ko fa bàyyi woon ni ko yow oto yi xanaa daawu leen daggal ticket mu ni chauffeur si boo leen daggalee ticket du ñu ko laal parce que dañ ni comme droit de stationnement la comme juuti lañ koy jàppe dañuy bañ mu leen moo tax ñoon daawuñu ko laal dañuy ñëw mu jox leen xaalis bi ñu leen désormais loolu dootu fi am parce que tey jii ka fa nekk dañ leen ni tey jii chauffeur si amul kenn koo xamante ni di nga génn ci carrière bi te fayoo juuti nga laal sa droit de stationnement sinon ñun suñ la carré fii ànd ak gendarmerie suñ la laajee sa droit de stationnement présenté woo ko ñun am nañ droit jébbu la gendarmerie ne yow tey jii da ngaa violer loi parce que yoroo droit de stationnement kon noonu la doon demee parce que c'est force que ñu dagg ticket bi jox la ko te loolu maanaam loolu éclaircissement boobu moom moo loolu leeraay boobu moom moo fa amul woon looloo tax nag léegi ñun ñu jóg implanté fa loolu ñun en tant que commission boo xamante ni maire moo ñu yabaloon foofu. monsieur Diagne bu ma déggee mooy da ngeen a choisir moment bu favorable pour def enquête. ndax moment la fii fay wax. moment la boo xam ni suuf manqué woon na noonu laa ko mën a. léegi est-ce que loolu da ngeen ko xamul woon wala daf leen bett wala lan. non c'est-à-dire que ñun bi conseil municipal bi dajee kii 19 bi nu mu tuddati comment dirais-je non pas bi compte administratif 2019 bi génnee ñun ci lañ gis loolu bi ñu gisee loolu automatiquement ci la maire jël arrêté moom suspendre ko jële ko fa ñu wut keneen ku ñu fa yóbbu conseil municipal bi dajee parce que tey jii li ñuy wax ni compte administratif bu 2019 bi voté nañ ko mais comme ay tuuma dafa jóg ñu bëgg ci am ñu ci taqal te ñoo xamante ni taquñu ca moo tax ñuy leeral mais compte ba voté nañ ko c'était en 2019 balaa ñuy voté kii budget 2021 dañ koy voté nañ ko ba mu jàll mais fi ñu yëgee nag li compte bi comme moo indi loolu nag ci lañ ko doog a yëg moo tax ñu jël si ñu maire jël ay matukaayam ci loolu kon li xew loolu lii la demee mais su fekkente ni nii dañoo bëgg a tuumaal maire wala ñu bëgg a tuumaal conseil municipal bi loolu la ñu tegul fenn man nag damay wax ni la doon xew démb ak bërki démb ña doon yàq der démb ak bërki démb ña soxla siège bi mu toog démb ak bërki démb ba léegi ñoo fi nekk ba léegi loolu lañ soxla loolu lañ wut ñett doo nga fi nekk nag ki yéeg ba wàcc bëgg a yéegaat ak ki yéeg toog fi ak ki bëgg a yéeg te musta yéeg ñett ñi doo nga fi nekk loolu moo indi li ñuy leeral parce que loolu moo indi lii am na ku toog këram demul dikkul te tey jii wax jóg na jaxas na xelam tey jii moo tax nag lii du ragal di du tuuma la kon kooku tamit comme ñoom dañoo wax la ñu wax amuñu benn argument bu clair bu ñu mën a teg lu dul tuuma ñu ni tamit ñu toog wax leen ni leen dara xewul lii moo xew lii moo indi wax ji du leneen xula aadamiyin xilaafatun malakiyatun